internet yéen ñi safoo taamu la chaîne des valeurs la deuxième news tey nag ñu ngi fii avec la reine du make-up Amina borom bu sër bi borom make-up yi Dicha ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu wér. di kontaan trop ci seet si macha allah kontaan naa ci yéen bu baax sax. mais Dicha da ngaa bëri ay fans yoo xamante ni depuis ba ma nee Dicha lay seet si rek ku ci nekk di ma message di woote tu as vu damaa bëgg na nga jàkkaarloog ñu nga ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan ci TikTok yeeg Instagram yi et tout nga nuyu leen seen bopp xoolal xale. waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di fay di leen bu baax te xam ne saa yéen Dicha bi dem ñoom ñoo ma bëgg. bàyyi fi ñëpp ku wax ñu ne Dicha ku am marié nag xaama boole ko Dicha dañ may woo fu sori macha allah yéen daal lépp génn la maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax ama seen fay. tey nag moom xam nga lan la ñuy leeral si ndax Dicha dafa am si ginnaaw koo xamante ni moom mooy defar di ko jox muy wane wala moom mooy defaral boppam ñuy gis tey en direct fii si Mina ñu xool Mina Dicha ñu xool tey suñu ren baa ngi nii de beneen dinañ jël kabaar. du yomb dañuy ànd ak moom xool nag tey make-up bi nga xamante ni moom la ñuy defaral après ñu jubloog moom si musóor yi Dicha commencé ak ñu xool. incha allah. ok léegi yow booy make-up koy commencé. damay wàññi suuf si ba pare. déjà dafa am ay karo yoo xam ne dafay débordé. donc ba crayon bi set mu nekk foofu moom am wàññi yi débordé nekkul lépp laay dindi nag mais damay dindi yiy débordé rek ci kaw nii pour crayon bi mën a jaar yoon. mais est-ce que amul des fois ñoo xam te dañuy ñëw naan la bëgguma ku ma épiler. bien sûr nekkul épilé bi nekkul ñëpp ko bëgg am na ñoo xam ne bëgguñu ko donc da ngay wax ak moom rek su nekkee bëgg nag mu defal ak su nekkee bëgg nga bàyyi ko noonu juste ñun bi ñu épilé nekkul lépp la ñuy dindi donc dañuy dindi yi nga xam ni mooy débordé rek yi nga xam ne day ñaawal crayon bi moom rek la ñuy laal tuuti. voilà ci crayon comme léegi tendance bi moom mooy crayon bu sew donc crayon bu rëy moom day fees sa kanam gi day débordé. fii dafay doon boo bëri daal man moom j'aime pas am na nag ñu ko bëgg man moom man crayon bu rëy man crayon moom na yem rek discret. lu tax jëloo ma jamaano ah. benn gi maa ngi nii xam naa su ma paree rek bu jugee ma toog. bu jugee ma toog li tendance. waaw loolu yow de moo la njëkk a tendance la. dégg nga loolu dara. yow de moom macha allah. borom jamono waay. sama mag bu ñaawul boobu. yaa ngi wàññi. mais dama ne wàññi dafa amaale forme boo siy génnewaale. waaw forme make-up bi dañuy génnewaale rek. dañuy resté yenn saa yi nag nit ki ñëw na fekk nag épilé dañ ko jëfandikoo épilé bu njëkk ba. donc moo baaxul ba nga xam ne yow boo ko épilé tamit li nga bëgg sax doo ko mën a am. ñoo xam ne ñuy ñëw ñu leen lépp ba mu set. ngal yéen yi. waaw nekk bu mu set. loolu moom da lay sonal. en plus ak tàngaay bi li muy kii li muy ñàkk ni. donc da ngay wat karaw bi muy toll ci peau bi. kii épilé bi yaa ngi ñëw si crayon bi. waaw damay moo koy def ay liggéey bi li gën a difficile ci liggéey bi mooy ay produit. ah ok kon ñu ko defal client bi ñu bëgg a waax ñu bëgg moom tam ñu bouger yenn bouger parce que thème mu débordé. parce que lépp crayon base bi yëpp crayon bi la. parce que nit ki li ngay njëkk a seet ci moom mooy crayon bi. kon daal su ma déggee crayon bi moo ci ëpp solo. lii moo ci gën a métti sax nag. crayon bi moo ci gën a métti liggéey bi yëpp crayon bi la kay. li des yëpp ay détails la mais crayon bi moom. mën nañ ci demee une heure de temps nekk di tollale parce que da ngay des saa da ngay def bii rëy bii wàcc bii yéeg. donc loolu la. des saa am na yéen yoo xam ni neexuñu waaye borom da ngay def mu sutantee. am na ñoo xam moom seen yéen da nature dafa neex a tracé. da koy dégg seen naa yóbbu rek waaw si yéen moom dafa neex a tracé mais am na ñoo xam seen yéen neexut a tracé. wala c'est crayon moom c'est. ok léegi boo jógee ci crayon bi nga ne li ngay fi ngay teg fi ngay jëm. concealer bi concealer moom la ñuy teg nii concealer. mais Dicha dangaa def formation salon wala don la. waaye jotoon naa jaar na ci salon nag
jotoon naa fa am yu ma doon suivre. ñaata temps nga fa def. foofu yàgguma fa nag salon Boston bi nekkoon pénitence bi. foofu jotoon naa fa nekk ci fa macha allah. léegi nag après ma dem defee formation bi Dial Diop. ñaata temps la woon formation. non juste que foofu noonu pour 1 an la woon. donc dañ ma doon defaral pour greffage ak yooyu mèche ak yooyu. donc comme man moom Dicha du laal mèche. donc boobu balaa ma doon laal mèche boobu dama doon laal mèche la. mais entre temps ma jàng fa maquillage bi laa gënoon bëgg. mais lu jëm ci greffage presse yooyu lañ ma doon jàngal. te ba ma xoolee ba xool xam ne daal di en plus dama jël werd. te werd bi à chaque fois rek may tere ne moom mèche bi mënut a ànd. donc daal daa ne xaaral ma bàyyi jéem a focaliser Dicha ci maquillage bi ak foulard moo tax maquillage et foulard la ñuy def. kon fi mu nekk nii boo amoon marié boo xamante ni dafa bëgg dafay teg greffage doo ko defaral. non non dafay ut koo xam ne daf koy defaral cheveux bi man sama marié yu ñu bëri dañuy def greffage. donc dañuy ut juste ku leen defaral bopp bi. léegi nag man kii bi rek laay def man kanam gi rek laay def donc dañuy dem ci kii bi borom salon bi mu defaral leen greffage bi fixé leen ko seen bopp. donc ñoom bi ñu ñëwee rek damay ñëw rek maquillé wu. kon yow bu ñu su ma la déggee ñoom suñu demee ñu tegal leen cheveux bi ba pare. ba fixé ko yow boo ñëwee mën nga. si kaw cheveux bi nga defar sa maquillage. ma def sama maquillage am na ñoo xam bi ñu ñëwee fii sax lañ koy teg parce que dañ leen koy defar ba pare. donc bi ñu ñëwee bu ñu ko tegee këppoo seen bopp rek mu tegu. salon yi léegi dañuy génne bay bi xëy génne lépp. daal yow boo ñëwee soo doo sonn moom day ñëw rek nga maquillé mu këppoo ko ànd benn xaritam boo xam ne bay bi xëy. mu defaral ko ko. mais d'habitude pour mariage yi. ñaata temps la jël solo bi des fois ndax di nga am ay ñaata jour ci journée bi ñaata personne la si mën a jël. waaw journée bi moom bu dee marié mën naa jël 4. 4 hôtesses yi comme équipe baa ngi fii tey am na ñoo xam ne ñëwuñu sax. donc comme que dafa voyagé woon comme Dicha bu fi nekkule am na ñu muy yabal ñee Fuuta lañ jógee noonu. mooy kii toog ne bëgg démb la ñëw ci guddi. waaw ok. donc ñoom ñooy defar hôtesses yi Dicha bu ñëwee marié rek lay defar. mais déjà est-ce que fay bi cher na. fay la maquillage bi. maquillage bi waaye. ça dépend rek c'est que am na ñoo xam léegi moom nit ñi dañoo am tendance déplacement la ñuy bëgg léegi. dañuy bëgg nga fekk si leen seen kër nekk ak ñoom toute la journée defaral ak yooyu noonu bokkul ak ki ñëw sa salon parce que ki ñëw sa salon donc mën na bañ a cher daal par rapport ki nga xam ne yaa koy fekk ji teg sa salon dem nekk mu journée bi yëpp di ko defal di ko retouche. donc moom dina xaw a cher tuuti mais pas cher exagéré. doo ñu wax ay à peu près yooyu. ça dépend nag c'est que mënuma wax tuuti nag ça dépend nit ki fi mu dégg ba pare maquillage à chaque fois dafay varier ci produit bi. parce que ñun mën nañ jënd benn produit yoo xam ne ay fond de teint yoo xam ne ay 25000 donc prix bi ñu ko doon def dootul nekkati la même il faudra que ñu yokk tuuti parce que fond de teint yi mu ñu utiliser fond de teint yu cher ba pare di ko def prix bu yomb. foofu moom kii bi daal. foofu la ñu yokk prix bi tuuti voilà nga xam di ci mën a génn te fond de teint yi ciy nekk benn ay pot yu ndaw la amul dara dangay defa koo xam ne toppatoo kanamam lu def soin du visage léegi su ko defee day am ak lépp léegi su ko defee ñooñu genre pot yooyu boo ko amee yow da ngay am problème ba motu sa fond de teint bi yëpp di nga ko ci def parce que jigéen da nga war a toppatoo sa peau di ko hydrater def say gommage yu baax loolu moo lay permettre ñun bu lay defal fond de teint donc du jël lu bëri mais am na ñoo xam da ngay def ba pare seen kanam bi naan fond de teint bi yëpp wallaay. dégg nga loolu ngeen am na ñoo xam te da ngay def ba pare seen kanam bi naan fond de teint bi yëpp mais est-ce que ñooñu des fois bu ñu ñëwee du jaar aussi du laaj aussi nga defal leen gommage wala nga hydrater seen peau balaa ngay commencer maquillage. waaw man moom Dicha ku xam moom marié bu ma am. balaa ngaa ñëw bu ma la woo téléphone dama leen li ma leen njëkk a wax mooy defal gommage balaa ngaa ñëw su ma ñëwee balaa maa ñëw dama naa la defal ci guddi gi gommage. te gommage yomb na ay café ak suukar góor mën na koo def jigéen mën na koo def c'est bon pour la peau lépp lay dindi 2 fois dans la semaine café ba fukki dërëm rek ngay jënd jël sa suukar bi jaxase ko ak moom ba mu def ay grain nga jël ko bomb ko sa kanam tu à 15 minutes nguur ndox mu dugg raxasee ko loolu kay yomb na comme un bon jour gommage yi méttiwul presque li ngay utiliser sa biir kër yi mën ko utiliser comme gommage. dafa mel ni yooyu ay astuces la yoo xamante ne ñu bari xamuñu ko ne gommage boobu nag mën nañu ko utiliser. waaw defoon naa ko sama TikTok nag waxoon naa ko gars yi café ak suukar moom man moom à chaque fois lépp lu may joxe day fekk ma testé ko pare bu ma testé pare ci laay doog a xam parce que dañuy dugg ci internet dañuy def ay recherche xool donc suñu gisee ni loolu baax na
ñu da ko proposé sama client yi man su ma ñëwee sax fekk yow ma xool sa kanam defoo gommage sax donc damay mujj obligé defaral la gommage parce que marié boo xam ne maquillage bi faut retenir tout au long du journée donc mënoo bàyyi kanamam di demee noonu muy ñagas yooyu ba ma defal ko gommage. mais par exemple bu dee marié bi bu fekkee ne moom benn solo la opté benn maquillage la opté pour def ak yow ba pare ci journée bi war na fa def 2 à 3 solo yoo xamante ni si même maquillage bi la est-ce que dafa am maquillage bu adéquat pour loolu noonu. waaw maquillage yi léegi solootul dematul ci ab yow li ngay sol yow rek nit ki da lay won te yéreem rek mën na laa woon 10 yére ne la lii laay sol yow yaay xool rek lan moo ànd ak 10 yére yi da nga koy def solo boo xam maquillage boo xam ni lépp lu ñëw dina ànd ak moom. maquillage yi en fait nit lay doon bu dee da nga am client bi da koy defal nit mu génn ci nga xam ne moom lu ñëw mu ànd ak moom. ba pare nag dañoo nekk période lu tàngaay je conseille képp kuy def marié tamit nga ñëw sa maximum 2 fois moo gën. parce que da ngay dem da ngay ñàkk wala nga faare nga bëgg a tënni maquillage boobu journée bi yëpp loolu day doy waar fekk. mais sa déplacement ba fan mooy sa limite comme que yaa ngi naan am na ñoo xam te dañ lay woo des fois bëgg a yend ak yow toute la journée dangay dem ba yan région. man damay dem ba Daara Jolof fan yii rek laa fa jógee yaakaar naa Daara Jolof après Touba la te yooyu sori na dañuy dem fépp mais dafa am ay région yoo xam ni donc comme genre ay Fouta Casamance donc comme ñun dañoo marié donc suñu liggéeyal borom kër rek la ñuy wëy. dafa am côté yoo xam noo nekk fi rek moo tax ñu am liberté bii nag. waaw sëñ bi du tabaski si. gis nga ay waay bëgg na ko de yaa na leen ko rek moo tax nag ñu am liberté bi tuuti. ñun dafa am dëkk yoo xam ne bu soree monsieur du bëgg ma dem parce que dinaa ma dafa soree donc moom daf ma ay tegal ay dëkk yoo xam ne nii dama genre yu sori donc mën nga toog daal donc ñi nga xam ni am na ay dëkk yoo xam moom daal suloo ci moom daal. ay ngi demee. mais ban place la tenir ak ci sa salon bi nga xamante ni jot nga ko ubbi di def liggéey bi nga xamante ni mooy Fulaax ak Monité. maanaam monsieur ndax jàpp na si création salon bi xam nga ak make-up bi. waaw moom kay jàpp ci weesu kuy xëy dina bàyyi parce que man parfois damay teel a xëy 7 heures du matin dina fekk ma génn wala 6 heures du matin. yenn saa 1 heure 2 heures du matin laa yegg si. ok xam nga ne weesuwul jàpp ci ngeen. parce que góor ñu bëri nanguwuñu lool sa jabar di génn. di dem xëy suba ba guddi muy doog a ñibbisi su ma ñëwee dama ne ko pa maa ngi doog a ñëw su ma seet danaan ma boo ñëwee rek message ma donc wala ma woo ko su ma ñëwee ne ko ba maa ngi doog a ñëw ma tëdd ma noppal ko ba suba. chaque jour je fais la même chose kër gi ma fii nekk dama koy porté donc xam nga ni kooku aw ma fayam. moom lépp moom am na góor yoo xam ne nanguñu seen jabar di liggéey. xalaatuñ ko sax léegi boo amee koo xam ne da lay jàppale ki sa liggéey ki di la ci encouragé lii yëpp nii grâce à moom la parce que bu ma bàyyi woon ma liggéey du ma egg fii nii wala mu tëj ma demal carrément fa au foyer ngay nekk doo liggéey bëgg ma sama jabar muy liggéey kon boobaa lu ma ciy man si saa waa ne moom dëkkëre dara ma arandoo ko mbay caam ma jëkkër jooju ma nopp kenn du moom. Mina dama la gis nga jël genre col daal di koy taf ni ci niveau bët bi. waaw pour limiter rek pour limiter fard bi. pour mu bañ a déborder en plus pour booy teg eyeliner dafay yomb. pour fard bañ a déborder egsi ba ci lex yi. mais mën nañ ko def sans col dañoo am habitude bi rek di def ko scotch bi rek. mais gën a yombalal seen liggéey daal waaw man moom dama ko taamu dama am habitude bi rek mais mën naa def sans col. Mina dama la gis nga jël genre col daal di koy taf ni ci niveau bët bi. waaw pour limiter rek pour limiter fard bi. pour mu bañ a déborder en plus pour booy teg eyeliner dafay yomb. pour fard bañ a déborder egsi ba ci lex yi. mais mën nañ ko def sans col dañoo am habitude bi rek di def ko scotch bi rek. mais gën a yombalal seen liggéey daal waaw man moom dama ko taamu dama am habitude bi rek mais mën naa def sans col. Dicha dafa mel ni pare nañ ak fond de teint bi mais li nga nekk di defar nii lan la lii lan la. moom nga koy teg xaamoo tuuti nga tegal ko
col bi saful ko dara taxul jaay sa bët yi. bokk la col yu ñuul yi ñu naan jaay ci marché bi nga xam ne koy def sa bët yi de xonk wala muy jooy. col bi ba tuuti ngay jëf rek teg loolu si bi day woo ko. léegi si bi boo ko defee ñaata temps lay def. non si bi booy pare muy dañ parce que kii la rek lan la rek. dañ ko cee lan noonu rek. ngay tegu noonu ci beneen si bi rek. mooy xëcc muy dañ. te du la amal benn problème. non doo am benn problème. loolu am na solo de. def dara. mais sànq dama laa gis li ngay poudre dangaa dem ba wërale ba ci ginnaaw loos bi lu tax loolu. pour démarcation rek. la yi bañ xool ñu ngi xool nit ki côté bi des. xaajale kanam gi. comme nit ñi ni ñuy defee rek. foo na tee boo ko def ko ci kanam gi xaaj bi fi mu yem. su ko defee nit ki bu la wanee ginnaaw nga gis ni foo na tee bi foofu lay war a poudre bi foofu la bu mel ni deux visages. moo tax dañ koy war a defee. kanamu Europe yaramu Afrique. yii yooyu la ñuy bañ. ak réew bi tool nii. wadd na mi ngi ci suuf. nga nekk ci kaw yére bi noonu. Allez, c'est parti. ah gis ngeen Dicha lu mu def ak suñu reet du jour soppeeku gaaw na de dañ naan liggéey ñi ñaawa ji ku def lu rek moo fi am. bi ne. mu ngeen ne xale bi yàq dana la de. waaw gis nga de nii de la ma def ba ma fiy dugg daal gis nañ avant ak après bi daal nii dañu génn. mais nan nga gisee maquillage bi ak yow instant yi ngay gisee sa bopp lan nga am di ko wax Nina Fiche nu ñu koy waxee sax. Nina Fiche. waaw xanaa nag maquillage bi macha allah sophistiqué ba pare léger en général parce que man nit te am naa di maquillé wu di dem fu ne di maquillé wu en général danga daan dem sama ñu maquillé mais sa kanam day mel ni lu diis soo paree dangay mel ni daal tu te sens pas à l'aise day mel ni am na dara lu changé si yow mais alhamdulilah gis naa bii daal maquillage bi dafa léger yëguma ci dara macha allah te gaaw te lii rek. waaw du ay fo. day caaxaan. aywa de monsieur du la xàmme. déedéet. te moom dafa mel ni mi ngi ñëw ak yow si musóor léegi Dicha dañoo gis ne moom musóoram bi taxu koo rëy noonu mais fan nga naan nga nar a fël ak moom ci musóor ma xool ci say création musóor. waaw musóor bi comme rëyul donc dañuy def quelque chose lu yem rek comme def na perruque donc su nekkoon def woon dara ci bopp bi donc moom daal moom c'est force que ñu def musóor gu rëy pour mu am jëmm. donc y a quelque chose sur la tête donc rek dañuy jéem a créer def benn genre na rek mu dir yaake noonu rek xam naa du ko bañ. kon nag ñu bàyyi la ñu xool foo fël ak ñun si musóor. voilà bii benn fulaar bi dañu ko def ko comme genre forme na parce que musóor gi donc dafay mel ni yaar la matul mètre. donc bu matul mètre dina gën a rëy. mais pour musóor est-ce que da ngeen di taamu longueur rek yooyu. waaw longueur bi da ciy am solo parce que musóor gi dégg taay yi moom musóor moom da ngay def musóor bu rëy. nga def say créativité yu bëri léegi bu nekkee musóor gi dafa ndaw moom donc liñ ci bëgg yëpp doo ko si mën a def moo tax ñun ma borom solo yi dañoo bëgg musóor gu rëy ngay créer rek def sa forme yu rafet ay vagues yu doy waar. ay ñaata mètre musóor. man 1m50 wala 2 mètres rek. ça dépend nag ci chanteau bi dafa am chanteau boo xam ne dafa am lees am chanteau boo xam ne amul lees donc ñun bu dëgër bi la ñuy gën a bëgg di musóor parce que boobu lees bi dafa gudd. mais bu dee bu liis bi donc musóor lees boobu noonu dafa ndaw lees bi bëriwul ba pare musóor gi dafay nangoo ndaw boo jëlee 2 mètres donc mooy loolu daal mais bu dee bëlee bu dëgër bi donc boo jëlee 1m50 rek da ngay am di nga doon wala 2 mètres moom di nga am laa di nga am musóor bu rëy. ba pare tamit qualité tissu bi dafa siy kii. waaw dafa am chanteau bi neex a musóor waaw moo tax ñun ñi nga xam ne dañuy xam chanteau donc dañuy bëgg borom xew sax ñu bàyyi ñu jëndal ko bouchon indil ko parce que saa mu jënd qualité boo xam ne mooy loolu wala day ñaaw musóor yi. dafa am ay type de chanteau yu baax am na yoo xam ne foo ay tool comme popeline. d'accord te loolu du leen arrangé. non boo musóoree du rafet dafay oyof donc musóor moom ni nga indee solo li mu indee musóor rek ni mu toll rek donc lañ koy musóoree comme musóor gi dafa ndaw donc dañuy jéem rek xool li ñuy créer rek ci bopp bi te mu jàpp ko rek loolu rek ci am solo musóor moom da lay jàpp daa jomb da yàq ma dama bëgg ci moom ma kontaan sama religion bi poudre bi du la dénaturé du ñu def poudre boo xam day bëri ba nga xam ne ku la gis sa kanam gi day weex par rapport sa yaram gisoo bi ñuy maquillé dañuy xool selon sa kanam ak sa fii gis nga ñaari teint yi dañuy xoolaale loxo bi ni muy mel moom la lay correspondre defa ne yenn saa nit ku xees maquillé kanam gi ba mu weex taal
ñu bëgg loolu la ñu bëgg en fait mais man moom damay xool selon sa teinte moom laa lay defaral. mais Tisha dafa am loo xamante ni man des fois dama koy gis damay gis des fois ñu make-up la ba nga xamante ni buñ la defee statut nit ñi duñ la xàmme wala boo génnee ñëw duñ la xàmme après boo sëlmoo boo moytu ñu ne waa kii est-ce que moom la woon tamit. ah make-up dafa doy waar de make-up moom lu leen gis xam nga dafa am contouring wàññi bakken beeg kanam parce que tey jii la fekk ngay gis ni bakken bi taxaw dañoo def contouring pour nga mel ni yaxu bakken bi ngay gis nii wala bi la photo yooyu ñu def ay genre kërën nii boo xoolee côté bi ne day mel ne fii côté bi nii donc da nga wàññi jour yi donc make-up moom dafa am ay normes lu ne am na ci daal te dafa am ñoo xam ne nag maquillage da leen a jàpp yenn saa ñu am client boo xam bu ñu ko maquillé day mel day gën a ñaaw am ñoo xam ne client yoo xam ne ñu xamoo ba ñu amee client bu rafet ci la ñuy gën a tiit parce que client bu rafet bi ñu ko amee lu tuuti ngay def rek mu day naturel ko su ko defee ñu ne ko avant moo daax après waaw léegi nag yow su nekkee yow da nga am benn client boo xam dafa mel ni Tisha donc tey jii bu ñu ko maquillé moom bu defaree da ngay xam ne carrément ne kii maquillage jàpp na maquillage bi nekkul ñëpp la jàpp et ça ngeen maquillé ni ki pare da ngay bëgg lu dul toog di jooy day mel ne defoo dara ci kanam bi tellement que affaire yi bu ko jàpp fekk boobu jàmm nga ba sonn. waaw ba pare maquillage dafa ànd ak souris bu la maquillé pexe da ngay ree su ko defee signe rek. waaw su ko defee sa maquillage mën a belli waaye am na ñoo xam ne mënuñu ree daal maquillage yi yaa ko mën a rafetal nga ànd ambiance yow soo free sa maquillage day free mooy boo stressé saa nga marié xam da nga leen di defaral minute bi leen ñu woo leen heure bi leen mujj a takk jàkk su ko defee day stressé wu da ngay gis dafay ñàkk maquillage bi nga gis ni dootul toogati daal mais kanam bu free day xeeñ day feeñ ci kanam ci day feeñ ci maquillage bi ñun bu free rek donc ngay ree rek donc sa maquillage day yomb rafet d'accord day dawal seen xel day yombal seen liggéey. waaw te ree moom yaakaar naa ñëpp la jàpp waaw gaa jigéen de day neex dërës. ah waaw xanaa ko ci fangee wala wala lekk jaar moo jaaxal ndax yaakaar naa ne boo jaaree baa nga fangee ree du la yomb. ree daal dafa bokk ci ñun nañuy ree benn na rek lañ koy mais Tisha dafa mel ni seen mbusoo sa mbusoo du ci kanam bi kese ginnaaw bi tamit danga ciy def loo xamante ne bu la wanee ginnaaw boo ko séenee nga. ah waaw mbusoo kat day doon devant ak derrière nga defal ba mu baax nga xam ne ko gis di nekk ci kanam rek mooy nekkaat ci ginnaaw voilà. 3, 2, 1, go. Tisha ginnaaw pare nga ak suñu reine du jour si sa maquillage ak sa foulard mooy toq tagal bi nga ko defaral lii bu am jox est-ce que mën nga ñu décortiquer maquillage bi nga xamante ni make-up bi nga xamante ni defal nga ko. waaw lii maquillage simple rek lañ ko defaree donc maquillage simple moom fu ne la mën a dem. donc booy dem yenn saa yi genre cérémonie yi nii. lii daal fépp foo bëgg daal mën a dem parce que nekkul maquillage boo xam dafa diis donc lu léger la. maquillage simple rek lañ ko defaree génneel ko contouring bakken bi génne highlight ak yooyu def tuuti brillance donc pour maquillage bi xam nga tàkk tuuti. mais ñun dañoo gis ne tey suñu reine bi dafa indi musóor boo xamante ni dafa ndaw mais est-ce que des fois pour seen liggéey musóor bu ndaw bi dina leen arrangé. non musóor bu ndaw bi noonu ça dépend su nekkee moom dafa teg perruque donc musóor bu ndaw bi mën na bañ a doon problème. ñu ko travaillé waaw mën nañ ko travailler génn ci benn forme bu yem nii mais su nekkoo laa tegu woon perruque defu woon dara donc bopp bi dafa vide. donc musóor bi dañuy soxla 1m50 wala 2 mètres. parce que musóor bu ndaw bi moom li nga bëgg mënoo ko cee def foog nga am musóor gu rëy nga sànni ko mu sàjj. mais tamit est-ce que des fois tamit du ngeen am qualité problème qualité wala musóor bu mu indi rek dina baax dina adéquat. waaw ñun moom dañuy bëgg sa suñ lay musóor yow nga jox ñu jëndal lu musóor parce que dañuy xam qualité musóor bu baax bi. donc yow boo nekkee dangaa dem marché rek jënd benn musóor am na musóor yoo xam ne qualité bu baax te ñun bu ñuy musóor dañuy sonn am na musóor yoo xam ne dafa naqaree piqué sa nekk donc ñun boo ñu joxee dañuy liggéey ci chante wala ci musóor yi donc ñun dinañ la xamal qualité bu baax boo xam ne musóor gi parce que dafa am musóor yoon ni ñu koy daggee ba mu gudd ba mu am longue ak largeur donc am na ñoo xam dañ lay jëndal musóor dagg ko dagg boo xam ne yow dangay am problème pour nga musóor ko tellement que musóor bi dafay gàtt wala dañ ko bàyyi ci gàttaay donc ñu dañu jëndee musóor dañ koy xaar ci digg bi taxale ko nga am yaatu am longue am largeur. daal di def musóor bu am jom. waaw nga daal def musóor bu am jom musóoru lan célibataire wala ñaareel. musóor célibataire laa ko defal musóor gi daa doon musóor aaw dina gën a rëy nii. mais tamit des fois pour yombal seen liggéey est-ce que tamit du ngeen di defar ay musóor di ko jaay nga xamante ne nit ki bu ñëwee rek nga ñeen defaral ko mu gaaw vite fait parce que comme que da ngeen di solal yenn saa yi ba 4 mariés wala 4 ñoo xamante ne am nañ cérémonie
est-ce que yenn saa yi pour faciliter seen liggéey di ngeen def loolu. waaw dañuy defar ay moussor démontable donc dañuy defar ay moussor démontable yaa ngi nii donc prêt à porter la da ngay ñëw rek daal di sol façon boo bëgg yi nag ay commande la ci tabaski bi yëpp ay commande jàmbur la donc ay motif la yow boo waxee da ngay ñëw rek teg mi ngi nii dafa dëgër am na carton. mais du ngeen soxla yenn saa yi contour tête bi. non parce que moussor gi dañ ko defar façon boo xam ne boobu bu ñëw da ciy dugg su ëppee da nga koy piqué wala nga dugal ci biir moussor yi en général boo koy def donc da ngay jël dara nga dugal ko si biir benn moussor bu ndaw su ko defee boo dugalee moussor gi rek dafay toog. ok ba pare day permettre tamit du gaaw a tilim. waaw après da ngay fomp rek da ngay boo dugalee moussor ci biir donc dina la permettre du gaaw a tilim. boo dugalee moussor ci biir rek day toujours gi day gaaw a toog gis nga yi ay tête kii la dañoo jël kii boo xam ne taille boo xam ne donc bu mag la boo xam ne tête boo am mu dugg si parce que bu ñu defee bu ndaw am na ñoo xam seen bopp dafa rëy dañuy am problème. borom classe bopp yi daal comme ça waaw gis nga tête yëpp daal lañuy defaral mi ngi noonu prêt à porter yow ba bëgg a dee ngay ñëw rek boo dee këppoo boo paree dencaat teg sa armoire sooy jël rek nga solaat ko. mais tamit Djicha comme yaa ngi yëngu si ay di defar ay maquillage ak ay foulard comme que di nga defar ay foulard teg di jar est-ce que tamit yaa ngi xalaat ñi nga xamante ne dañuy ñëw gis ne say produit baax na ñu bëgg ñu soxla si da nga leen di jaay wala jaayoo da ngay ñëw rek. waaw dañuy jaay ay produits ku bëgg tamit ñu jaay la yenn saa yi nga am ñoo xam ne ci TikTok bi dañuy bëgg produit mais du nga xam yan produit la ñuy utiliser. donc yenn saa yi nit ñi dañ lay woo laaj bëgg ay conseil laaj la ne la Djicha dama bëgg produit bi xaw ma nan lañ ko utiliser ndax produit bi ma war a jënd baax na wala nga conseil que ci nga ne ko man produit bi bu ma sañoon produit bi ngay jënd wala bii ak bii su ko defee loolu mu am nga dimbali lañ moo tax TikTok bi yenn saa dañuy def ay démonstration wala produit yi ñuy utiliser pour permettre que gars yi nga xam dañuy dem marché te duñu xam ban produit lañ bëgg a utiliser te duñu xam nan lañ koy utee daal. utiliser tamit waaw ay démonstration dañuy def ay démonstration ci TikTok bi wane produit yi ñu koy utiliser. mais est-ce que am nga ñoo xamante ne yow yaa ngi leen di former pour en cas yenn saa yi sax mën nga leen employer wala tamit am na ñoo xamante yow kese yow yaay liggéey wala am na ñooy. non Djicha équipe la donc gis nga ñi nekk ñi sama équipe la am na ñoo xam ne peut-être ñëw ñi tey donc am na ñoo xam ne dama leen envoyé lu Fouta ñoom démb lay tey la yi ñëw sax donc dañoo dem foofu pour maquiller donc Djicha bu feesee équipe am lay envoyé mu ñoom ñi dem maquiller ji ñi ma jàngal dama leen jàngal pare ba wóolu leen ñu toog liggéeyee ak man donc ñoom ñooy liggéey ak Djicha. mais sa formation yi. waaw formation yi 20 jours la semaine bi 2 fois ngay ñëw wala 3 donc 2 mois nga koy jàng ci 20 jours yi ci 2 mois la donc cours yi à partir de midi et demi la ba 3 heures nga noppal ko 30 minutes donc del midi et safla 15 heures et demi ba 18 heures soo paree nga am sa attestation. make-up kese la. make-up ak foulard la donc foulard bi bonus la ci soo suñu la jàngalee make-up ba pare donc tegale ci 4 bonus musoor yoo xam ne dañ la koy may. loolu neex bañ a yomb. est-ce que duma bindu si. ñëwal yow bu bëgg dee. lii lañ leen indiloon ñun waa deuxième news ñu ànd seen woon ak Djicha la reine du make-up et la reine du foulard moom dafa boole ñaari reer moom ñaari trophée la boole daal di koy jël rek ne moom du ko bokk ak kenn di leen jox dig daje nag ak moom si yeneen émission ak si yeneen make-up nous vous remercions mais balaa boobu nag dama koy bàyyi ñu tëj Djicha looy tëjee. waa kontaan naa trop franchement parce que gis sama liggéey ba ngeen ñëw fii dama ciy kontaan surtout waa TikTok ñoom awma seen fay ak waa Instagram ci TikTok moom surtout ñoom laay remercier fu may egg moom dama ne grâce à TikTok parce que TikTok ci laa commencé démarrer def samay fulaal ñi aimé ko di ko partagé fu ne lañ may woo damay dem ba ay Daara Jolof damay voyager donc damay dem fépp grâce à TikTok ñoom ñoo may gis donc moo tax ñu lu ñu am partagé ko TikTok dañuy jël suñu musoo mënoon nañ koo denc ni carrément lii mën nañ ko duñ ko jox kenn mais gis nga nit ñi bëgg bi ñu bëgg di ñu aimé di ñu partagé suñu vidéo di ñu woon ni Djicha di nga la bëgg donc tamit ñun loolu rek lañ mën a remercier jël suñu vidéo jox leen ko dama koy déggal ndax dafa am sama benn xarit boo xamante ne Mouhamed Ndiaye mënu ma ko bañ a jàllale nee na ma Adama nuyul ma Djicha nee ko ma dinaa ko indi sama jabar bu ma koy defaral kii di Yacine Niang tamit nee na ma waxal ma Djicha maa ngi koy suivre bu baax ku ma neex la et tout nday jema su ma limee damay juum mais fan si ñooñu noonu nga xamante ne ñu ngi lay topp tout le temps par message nga leen di lancer. waa di leen wax rek nañ gëm seen bopp ku ne parce que Djicha tëbul rek egsi fii
donc dafa gëm boppam metti woon na tout début est difficile mais après ça passe donc ñun ñi am suñu place amuñu ko woon élèves bi suñu kër fa lañ daan ci salle bi daan entrée wala ci perron bi fi nga daan jot fa lañ daan nekk mu samay tabourier suñu néeg lañ daan nekk mujj gi xajatuñ fa ñu dugg ci salle bi xajuñu fa sa copine yi nga daan jàngee def leen waaw xam nga ba Dicha ba ñu doogoo donc amagul place amul dara ci kër gi fu ne laa leen dugal fu ne voilà léegi moom comme yàlla dimbali nañ suturaal nañ donc bañ am suñu place boo xam ñu ngi fi accueillir suñuy gan donc sant yàlla baax di remercier tamit sama jëkkër bu baax moom tamit liggéey bi jàpp na ki trop ak sama tonton bi ma dëkkal macha allah xatulu ma benn yoon ci kër gi moo jël kër gi dama xoolal fu la neex nga def ko salon ma dagg lii def ko salon moom aw ma fay ak sama tante sama yaay gaañu na sama papa gaañu donc sama tonton laa nekkal xatulu ma ci kër gi benn yoon franchement ñoom moom dama leen remercier bu baax aw ma seen fay. waaw bëgg nañ egg fu sore macha allah bëgg nañu tijji ay solo décentraliser ko surtout waa région yi surtout waa ay Daara Jolof ay Bambey ñoom dañ may woo lu bëri te aw ma seen fay wallaahi à chaque fois ñoom dañ may woo damay dem ba Bambey damay dem ba Daara Jolof dëkk yooyu moom dama fay dem nii macha allah di leen defal donc Dicha bu amee yenn moyens ni donc di ñaan yàlla jàppale bëgg naa tijji ci salon ci région yi décentraliser ko yóbbu ay élèves yoo xam ne ñoo professionnel macha allah ba nga xam ne ñoom dootuñu dambati dara di nekk di woowaa Dakar ñu leen di maquiller décentraliser ko ci région yi ñu yem foofu ñu leen di maquiller loolu daal moom sama rêve la bu baax a baax. merci sa mot de la fin. di leen wax kontaan naa trop waa 2S News donc maa ngi kontaan ci yéen bu baax seen liggéey rafet na macha allah di leen ñaan yàlla ñu leen dégg fu sore waaw 2S News. waaw dina ma xale yi daal dem leen seetaani ko dina ma dinaa abonné dinaa leen suivre dinaa leen partagé voilà ñoo bokk liggéey macha allah kontaan est-ce que xam nga ni bientôt dañ koy lancer télé normale ci TNT bi. xanaa boobaa dañuy dégg loolu man maay toog si def émission yi laa la maay dirigé émission yi di def émission coiffeuse di leen invité coiffeuse donc ñuy démonstré def ay démonstration waxtaan ci métier bi rek koo ko wàcc loolu neex na de kon nag ñun waa 2S News ñu ngi leen di jox rendez-vous bientôt avec la reine du make-up xam nga Dicha du yomb merci à la prochaine inchallah